et d'autres, comment ils ont fait face par le djihad de l'esprit, le djihad al-nafs, le djihad non violent, le djihad culturel et cultuel, comment ils se sont attachés à la langue arabe malgré les pressions et les défis. Ils ont fait ça aussi pour vous. C'était un message que nous nous trouvons tous ici fédérés autour de la langue arabe. La langue arabe n'est pas une langue intruse, n'est pas une langue colonialiste. C'est la langue des imams, la langue des érudits du Sénégal. Et autour de cette langue, on doit continuer notre bataille aussi, pour que cette langue aussi prenne sa place naturelle comme une langue originale de ce pays. Je voulais terminer par citer un nom que nous aimons tous, surtout Fadel Gaye. Il était derrière lui ces derniers mois. C'est Mohamed Amin Diop, le poète qui nous a inspirés tous, non seulement Fadel et moi et tous qui l'ont suivi. C'est un poète qui a brandi le drapeau du Sénégal au cœur du monde arabe. Et il a même secoué tous les intellectuels arabes d'origine pour dire que la langue arabe ne vous appartient pas seule. Nous sommes aussi venus de loin, de l'extrême ouest de l'Afrique, pour vous battre dans votre langue et dans notre langue. Ça aussi c'était un message et c'était une belle concurrence. Il a même mérité, malheureusement il aurait dû être le premier, mais pour des raisons, il a loupé ce premier prix. Donc une grande pensée au poète Mohamed Amin Diop, que j'aurai le plaisir, l'honneur de le recevoir dans quelques jours. Donc voilà, pour terminer, nous sommes là en devoir et en signe de reconnaissance à vous tous. Voici de retour mon frère Mohamedou Lo, mais de la dernière fois à maintenant, on a fait pas mal de petites choses, à nos moyens, modestes, mais récemment vous avez dû assister à la mise en place de 2 bourses que nous avons mis au service des meilleurs étudiants en licence 2 et 3 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous allons continuer, nous avons même promis de redoubler ce nombre de bourses pour qu'ils fassent profiter au maximum des surdoués, de nos étudiants, garçons et filles. Nous avons également travaillé avec les écoles franco-arabes. Dans le dernier en cours, il y a 2 jours seulement, l'école Mohamed Fadel Bakri de Point E, à côté, pas loin. Nous allons aussi retourner à d'autres écoles au fur et à mesure, à savoir que nous avons déjà été à Diambel et à Thiès et dans d'autres communes. En tout cas, la liste est longue. Nous avons aussi mis en place des bibliothèques entières au service de ces écoles. Et avec tout ce qu'on peut faire, on va continuer, on va poursuivre la mise en place de tous les moyens matériels et immatériels au service de la langue arabe. C'est une promesse, c'est notre engagement aujourd'hui, tout en vous souhaitant un bon succès dans votre atelier. Et bravo à l'avant, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. لها دور كبير جدا، وهذه المفتشيات ربما في يوم من الايام ان شاء الله تقتنص لكم حقوقا. هذه الحقوق انتم في امس الحاجه اليها. ايها الاخوه الاحباب، ونحن قريبين من شهر الخير، شهر رمضان الكريم، اهنئكم بدخول هذا الشهر، سائلا الله عز وجل ان يبارك لنا فيما تبقى من شعبان، ونحن في منتصفه اليوم.
وذكرت أحاديث كثيرة في فضله. تمام؟ فنحن نحتاج أن نبتعد عن التشاحن، نحتاج أن نبتعد عن الحسد، نحتاج أن نبتعد عن بعض الأمور التي قد تؤذي القلوب. الله عز وجل عندما يطلع على القلوب ويراها صافية يعطي الإنسان أشياء كثيرة، منها الفهم والعلم، منها الفهم والعلم. كلما صفى القلب كلما ازداد العلم. هذه نقطة في غاية الأهمية. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، ونتمنى أيضا أن يكون للندوة معكم يعني إفطارات في شهر رمضان الكريم، سائلين الله عز وجل أن ينجح يومكم هذا وتستفيدون منه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk yi ma di tënkal leen tuuti rek ci wolof kàddu yi nga xamante ni monsieur Mohamed Fati bi nga xamante ni mooy directeur du bureau régional bu Wami moom la doon wax léegi. li mu njëkk def d'abord mooy nuyoo l'islam bi nga xamante ni ñun ñëpp xam nañ ko te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. li mu nuyoo ba pare tamit nag li mu njëkk def d'abord mooy nuyu sargal gërëm nga xamante ni mooy IEF di monsieur Bac Gueye vraiment ci taxawaayam ak ñi nga xamante ni noonu la saytoo mbirum li nga xamante ni mooy jàngalekatu arab yi ci IEF bi ak collaboration bu rafet ak ki nga xamante ni mooy inspecteur Mohamed Lo bi nga xamante ni mooy inspecteur de l'enseignement arabe ci IEF. mu xamle nag ni Nadwal Alami bi nga xamante ni moom la jiite muy Wami benn organisme la boo xamante ni ONG bu mag boo xamante ni roi Faysal Ben Abdul Aziz bi ngeen xam yaakaar naa ne mooy seul roi Arabie Saoudite boo xamante ni ñëw la ba Sénégal defoon visite historique bu am solo boobu mu defoon ci jamono yi Léopold Sédar Senghor dem Afrique ñëw Sénégal dem Mali dem Mauritanie. roi Faysal moomu moo créé woon mouvement bii di Wami wala boog ONG bii di Wami. mi ngi ko sosoon 1972 fële ca Riyad mu nekk ONG boo xamante ni mi ngi liggéey ci lu ëpp 56 pays yoo xamante ni am na fa ay bureau. seen liggéey nag ñoom mooy tabax ay jàkka, gas ay teen, tabax ay école, waaye li ëpp solo ci seen liggéey mooy saytu mbiru jeunes yi, la jeunesse musulmane partout dans le monde islamique moo leen gën a yitteel. mu wax ni lii nga xamante ni tey def nañ ko muy participation bu ndaw pour jàppale inspecteur Lo ak enseignants yi nee na loolu ab tàmbali rek la waaye fas nañu yéene incha allahu taala dinañu organiser benn cours yoo xamante ni dañ koy def mu nekk di tuddee dawrata tadribiya mooy recyclage boo xamante ni ñoom ñoo koy financé incha allahu taala di jël boole koo xamante ni enseignant nga ci bokk ci inspection Dakar Plateau. ñu formé la même buy nekk ay fan sax ñoom incha allah dinañu gàddu lépp pour financer ko pour def ko. nee na yi tamit mi ngi leen di leeralal ni langue arabe langue la bu am solo boo xamante ni nit ñi war nañu koo bàyyi xel. nekkul concurrence entre langue étrangère non non amul concurrence entre langue française ak langue arabe waaye dañoo war a xam ni langue bi nga xamante ni booy wax ak yàlla moom ngay jëfandikoo langue bi ñuy wax ak yàlla bi nga xamante ni mooy créateur. boobu laa vraiment képp koo xamante ni yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah war nga koo fonk war nga koo jàpp ne serait-ce que sax pour se dire mu ne mi ngi xam ne tamit avant muy jeexal ne insha allahu taala koor gi dañuy faral di organiser di financer ay ndogu ci yenn ministères yi waaye nee na rek insha allahu taala dina jagleel inspection Dakar Plateau ndogu spécial ci biir ramadan bi. nee na mi ngi gërëm encore di sant mboolem inspecteur ak directeur de école ak enseignant boo xamante ni teew nga fi di ubbi ay buntam boo nee ni fas ne collaborer képp koo xamante ni jullit nga ci réew mi képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci wàllu enseignement mi ngi gërëm di sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. هذه الجلسة من المفتشين والمدراء والزملاء في هذه الجلسة القيمة، ونتمنى أن تكون هذه الجلسة جلسة منتجة إن شاء الله في آخر المطاف. وفي هذه الدورة السادسة
باسم لجنة المبادرة لتحسين العمليات البيداغوجية تتشرف هذه اللجنة بمنح شهادة شرف وتقدير للشيخ المفتش محمد لو الذي لا يزال ولم يزل منذ مجيئه في هذه المفتشية يبذل جهدا كبيرا لتكوين المعلمين. إذن وفي هذا اليوم أمام المفتش الجهوي باتيكي نقدم إليه هذه الشهادة باسم جميع المستعلمين في مفتشية دكار بلاتو. kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di tatagal ñi ci jotaay bi yëpp di ñaan yàlla li ñu indi ci jotaay bi yàlla nañu yàlla may réussite mais nag bis bii ñuy wax ni dafa nekk bis bu màgg ci ñun màgg bi mu màgg ci ñun nag moo tax ñu bëgg cee def lu rëy ci ñun lu rëy loolu mooy ci kanamu inspecteur Dakar Plateau ñu leen di séeneel ñun ñëpp bépp arabisant boo xam ne mi ngi fii ci Dakar Plateau tey jii mbégte bi nga am ci lii nga xam ne moom lañ bëgg a defal inspecteur ku nekk tey amoon nga yéene defal ko parce que doxe na ko waxe na ko jàppale nañ ci biir ak ci biti loolu képp ku nekk Dakar Plateau mën nga seede ba fi ñëwee ba léegi yitteem yëpp mooy former enseignants yi teg leen ci yoon jàppale leen dimbali leen dinaa ci seede ñaar dafa am ñaar yoo xam ni daf ma dal ci moom bu njëkk bi mooy barki dem maa ngi koy wax benn bopp ma ni ko dawra bii ñu jëm inspecteur moo ñu fay jiitu te ñun ñëpp bi ñëwee fi lañ ko fekk muy jàpp table di ranger te bu ko neexoon toog ñu defar yëpp mu ñëw wax li muy wax dem yoon mais dafa ànd ak ñun ci liggéey bi dooleem alalam yëpp pour jàppale ñaareel bi daf ko wax ma dégg ko man la ko wax beneen mu wax ko keneen ma dégg ko ma xam ne dëgg la ci moom boobu bari na arabisants yi nekk yoo xam ne ñu ngi université di continuer seen jàng bi ma ko njëkkee wax mun ma da ngay bind rek administration foog nga bind mais man enseignant du ma ko gàllankoor ci jàngi wax. waaw maa ngi tudd Mamadou Lo may inspecteur en langue arabe nekk IEF Dakar. waaw suñu daje bi tey dafa bokk ci daje yi nga xam ne comité d'initiative pour l'amélioration des apprentissages ñoom ñoo koy taxawal ñun nag ñu ay jàngalekat yoo xam ne dañoo màcc ci public ak privé ci wàllu njàngale mu arabe ak njàngale mu diine. ren nag sunu thème bi dafa dañ ko gën a yaatal mu jëm ci bureau yi nga xam ne dañoo yor daara ak di saytu langue arabe ak di saytu doxalinu école privée yi ñoom ñu ñëw ànd ak enseignants yi wax leen lan mooy seen i rôle ak seen i responsabilité. loolu dafa ne yéen a koy taxawal. est-ce que ànd ngeen ceeg accompagnement état bi wala da ngeen dem ak fonds propre. waaw xam nga état ñun buñ ñu nommé comme inspecteur li ñu njëkk a soxla ci ñun ñu yaatal nga créer ay partenariats yoo xamante ne dina la gunge waaye dañoo nekk ci réew moo xamante ne français mooy langue officielle presque programme yi nga xam ne bailleurs yi dañ koy jox yu bari dafay viser langue française kon nag ñun tuuti rek gis ngeen fi ambassadeur Palestine gis ngeen fi waa Waami yi ñu taxaw waaye bu dëgg jàppale gi mu jóge ci état Sénégal dëgg mooy xanaa former jàngalekat yi mi former jàngalekat yi saa su ne ci li nga xam ne IEF yi moo koy dof te IEF yi bu ñu xoolee tamit seen doole lépp matatu ko ndax lépp luy budget dañ ko yóbbu léegi ci école yi école ñooy gérer seen i budget kon nag dinañ am tuuti ay jafe-jafe yàlla pour mën a organiser lii moo tax toujours benn yoon lañ koy organiser ci at mi bu ko defee dañ ci am ay bailleurs yoo xam ne dañ ciy jàppale ndax yendal jàngalekat yi ñuy discuter ci benn ak inspecteurs yi ak professeurs yi dafay laaj bu ñu ñëwee nga jox leen lu ñu ndekkee bu ñu nekkee ba heure yi nga jox leen lu ñu añee
am na ci ñoo xam ne itam da nga leen di jox ay déplacement pour ñu mën a déplacer wu. kon loolu moom bokk na ci liggéey bi nga xamante ne ñun moom la ñuy def waaye nag ñun ay Sénégalais bu ñu waxee état tam ñooy état parce que tamit lii bu ñu ko deful keneen du ñëw di ko def suñu place moo tax loolu itam ñu koy def. d'accord état bi dafa maanaam daara moderne léegi est-ce que administrateur daara wala sax administration bi est-ce que état bi moom mooy choisir ñi nga xam ne ñoo ko fay toogal wala yéen ñi nga xam ne yéen yëngatu ci mbir moom yéen choisir ñi nga xam ne ñoo war a toog ci daara bon état bi comme yëpp dañ ko organiser inspection des daara man mii di wax ak yow inspecteur de daara la formé nañu ci nan la ñuy saytoo njàngale mi nekk ci biir daara yi waaye daara moderne yi nga xamante ne état Sénégal da ko jël pour war koo def jàngalekatu arabe yi la ñu war a jël pour ñoom ñu gérer ko def nañu benn appel à candidature boo xam ni bu ay fan ci néew dinañu tànn jàngalekat yi nga xamante ne ñooy jiite daara yooyu waaye dañ koy jiite ci wàllu côté administration bi mais wàllu njàngale ma ñi nga xamante ne ñoo cay taxaw mooy ñun ñi comme inspecteurs yi parce que ñun ñoo war a inspecter continu yi inspecter li nga xamante ne mooy doxalin continu yooyu nan lañ koy doxee waaw. d'accord daal suñu déggoo daal mën nañu jàpp ne peut-être ci administration ba nu muy dugg nu muy demee wala nu muy doxee. état bee ko yor. état bee ko yor mais yéen yéen a koy téye. waaw état bee ko yor état bi mooy tànn ay sëriñ daara yoo xam ne comme ni mu tànnee ay jàngalekat di leen fay mooy tànn ay sëriñ daara yoo xam ne ñoo leen di fay. tabax ay classe tabax ay daara yoo xamante ne dina méngoo ak alquranu karim dina méngoo ay itam ci xale yi ñu xam buñ fa génnee parce que réew mi tamit langue officielle bi français la kenn mënatu koo soppeeti ci daara yooyu dinañ fa joxe li nga xamante ne mooy njàngum français dinañ fa joxe yoo xamante ne njàngum mathématique yi itam dinañ ko fa def loolu itam dañu am ay facilitateurs yoo xam ne ñoom ñoo koy taxaw waaye saytu ko mooy inspecteur de daara yi ñoo koy saytu doxalina administratif bi mooy jàngalekat yi ñuy tànn pour ñu gérer direction yooyu la. léegi mën nañu xam ne lan ngeen di xaarandi lay ci ndaje gi tey. waaw ndaje mi xam nga boo gisee division en langue arabe am na lu ñuy def. yenn saa yi li ma lay jël ci misaal mooy da nga gis jàngalekat boo xam day dem benn concours ñu war koo laaj ñu jox ko benn sujet boobu dafa war a refléter waat ci benn programme wala benn secteur ci éducation mais bu xamul lan moo nekk ci éducation ci direction bu enseignement privé bu xamul loo am ci inspection de daara bu xamul loo am ci division en langue arabe du mën a tontu ci sujet yooyu ba tax na itam ñoom yenn saa yi dañuy am yoo xam ne dañ ñu koy sas ñun du suñu responsabilité mais bu ñu jógee mën a dem directement ci division yooyu déposer fa lañ fa waroon a déposer ñu jël leen en charge loolu tax ñu woo leen pour ñu imprégner pour ñu jox ay information yu baax ci rôle yooyu ak seen émission pour arabisants yi bu xam bu baax a baax lan moo fiy dox te loolu yaakaar naa loo am solo la waaw. d'accord léegi ñu dem ci français. En français il faut quelqu'un. kay dooloon ma français. Al-Mufattish Thierno Diop, Parcelles Assainies. Al-Mufattish Cheikh Tidiane Deme, Grand Dakar. Al-Mufattish Omar Fall. Al-Mufattish Abdou Salam Silla. Al-Sayyid Nyokhor Diouf. Al-Mufattish Al-Sayyid Ousmane Ba. Naibul Mufattish Al-Mufattish Sidi Yahya Kunta. Al-Sayyid Sadio Cissé. Al-Mufattish
Mouhamadou Gaye Dakar Plateau wa Seyid Mamadou Mamoun Ndiaye Cheikh Ndiaye Dakar Plateau As-Seyida Soxna Ramatoulaye Seck RTS 2 Al-Mustashara At-Tarbawiya As-Seyida Amina Boufmiti Al-Mufattish al-Wa'd As-Seyid Abdul Hakim Lo Al-Mustashar At-Tarbawi Omar Dia Al-Mustashar At-Tarbawi As-Seyid Fadal Gueye As-Seyida Al-Mustashara Jëmbul Fall Al-Mustashara Al-Batul Fatima Zahra Lo wa Ra'isul Lajnati al-Mubadarat As-Seyid Maylo As-Seyid al-Mustashar Al-Ustad Daouda Sène wa Seyida Yasin Sow Yacine Diop. Yacine soxna. As-Seyid Omar bin Khattab Lo Naibul Ra'i dañoo war a gaaw. da ngay photo wala da ngay filmé rek. naa beneen 30 bi ci kaw. ñi ñu woo ñëpp. Mudiru Madrasati Omar bin Khattab Dia As-Seyid Faye As-Seyid Khalil Dia bien prendre pour lui. jëlal ko rek. As-Sahafi Abdul Ahad Rashid Beng man ba ngeen mën a jàng Mudiru Madrasati Maleka Ad-Doktor Osman Kamara